mbokk yi gannaaw bi ñu leen indilee li nga xamante ne ni moom mooy histoire Kicciri ak histoire Sikari am naa yaakaar ne am ngeen si ab jàngat bu baree bari boo xamante ne ni moom ngeen si def léegi nag entreprendre li nga xamante ne ni moom mooy entrepreneuriat si àdduna bi dama bëgg ngeen dégloo ma xel te bañ ma dégloo xol. dafa am loo xamante ne ni ay inconvénients wu réussite la léegi képp ku nga xamante ne ni yow yaa ngi fii ci kaw suuf nga am loo bëgg da ngay bëgg ci moment boobu noonu li nga bëgg mu nekk mais yàlla buur bi dafay def ni nga xamante ne ni noonu la affaire bi di gën a ci yow parce que mbokk mi umpalew la ne fii nii ci àddina bi ñu nekk nii am na ñu bari ñoo xamante ne ni ay borom alal lañu nga dégg leen ci seen alal duñu jeex ñi ci bari kaso la ñuy mujje ils sont très nombreux mu am ñoo xamante ne ni ndeysaan amuñu dara mais ils se lamentent à chaque fois ñu ngi soucié wu ñu ngi jooy ñu ngi naxarlu ñu ngi naan lu tax awma lii lu tax ma ne toujours nit ku nekk war na bàyyi xel ci lu bari ci ni nga xamante ne nii noonu lay dunde parce que am bi nga xamante ne nii moom nga bëgg a am yàlla mën na la natoo nga am ba pare beew maanaam am ba pare li nga bëggoon a def possibilité li la teewoon yëpp dans ta vie nga def ko te néew na nag ñu ci nga xamante ne nii dañuy réaliser seeni rêve mu nekk ay rêve yoo xamante ne ni ay rêve yu positif lay nekk néew na waaw maanaam ku ci nekk yaa ngiy bëgg bu fekkante ne woon da nga amoon noonu ak nit ay xarma yàlla ci sa alal jooju noonu ngay man di defante ak moom mu am ci ñu ci bari ñoo xamante ne nii ci seen biir alal jooju noonu ci la ñuy profité di def ay ñaawteef ci àddina bi mu nekk mbir mu nga xamante ne nii c'est courant dafa xew ci jamono donc yaa ngi bëgg alal yaa ngi daw ci kaw alal ji nga xamante ne nii yaa ngi koy ut ci moment boobu noonu yàlla dogal mel comme ni nga ko bëggee wala amuloo ko yaa ngi koy ut moo xam ndax da ngay jàng moo xam ndax yaa ngi def ay examen moo xam ndax yaa ngi def ay réalisation projet moo xam mbokk mi maa ngi lay wax ci daluk xel nga wax alhamdulillahi rabbil alamin parce que yàlla moom moo la gën a xam li gën ci yow. li nga bëgg nii présentement maa ngi la koy wax mais xam naa ne sax dafay dugg fii génne fële parce que yow li nga bëgg li nga gis mooy daal nga réussir ci instant T bi am li nga bëgg mu nekk comme ni nga xamante ne nii noonu nga ko bëggee attention néew na ñoo xamante ne nii li ñu bëgg dañu koy am lépp neex lépp rafet lépp jekk ñu am mujj gu rafet alal dafa nekk loo xamante ne nii mun na la réeral. bu la réeralulee mu réerale la ak nit ñi maa ngi koy wax ci biir li nga xamante ne ni nag mooy waral loolu en général bëri na ci yow yaa ngi ñëw ci dëkk bu mel ni Sénégal par exemple Sénégal xamul li nga xamante ne ni moom mooy entreprendre yow nga xam entrepreneuriat jàng ko ba mu mat xam nga ni nga xam amee sa xaalis moo xam ndax dangaa doon dem géej di jëlaatu par ay téeméer par ay naat téeméer ba mu nekk 20 milliards moo xam ndax da nga doon yar ay xar di ko defar di ko jaay di ko ëlbati ba mu nekk 20 milliards moo xam ndax dangaa demoon di moodu ji di kii ba am 20 milliards exemple la léegi yow xaalis boobu noonu tu es obligé nga investir que ci dëkk bu nga xamante ne nii dëkk bu mel ni Sénégal la inconvénients yi nekk ci mbir yooyu noonu mooy su fekkente ne ci immobilier nga koy def maanaam nga tabax ay immeuble comme par exemple li nga xamante ne ni moom la nit ñi jàpp ne moom mooy investissement bi nga xamante ne ni moom moo gën gannaaw ba ku nekk gisee ne yow daal boo investiree jox ko nit moo xam say mbokk la moo xam après réeroo mooy mujjee am sa diggante yow ak ñoom alal jooju noonu sax boo oytulee dañ la koy yàqal. léegi la majeure partie ñi ci ëpp dañuy jàpp ne dañuy ñëw investir ko ci li nga xamante ne ni moom mooy immobilier tabax ay immeuble di ko louer léegi bu ñu defee loolu ñoom dañuy jàpp ne def nañu li nga xamante ne ni moom mooy tebbi nañu aas ok
xam nga mbir il faut que ñaanal ki nga xamante ne nii mooy maam Saalihu yàlla yërëm ko xare ko àjjana te yéexe ñu defal ko fatiha fukki xul huwa ak juróom du yàq dara ci suñu émission ñu def ko daal di ñëwaat bismillah. waaw mbokk mi ma ne la il faut ngeen di dem wala il faut que ñuy dem à la base. léegi def nga immobilier mbokk mi tabax nga sa étage ba mu pare yaa ngi doon dañ peut-être problème sa diggante yow ak sa njaboot wala sa diggante yow ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy say parents tabax nga léegi tubaat fakal la macha allah léegi yaa ngi koy loué si dëkk bu nga xamante ne ni dëkk bu mel ni Sénégal la. mbokk mi am réew su fekkente ne nii jàng bi war wala jàngale bi nga xamante ne nii moom moo war sa nit ñi ba ku nekk muy li nga xamante ne nii moom mooy avantage la grande ménage du G20 confinement bi ñu def nii ak ni nga xamante ne nii noonu la ñu bëgg a yóbbu dëkk bi présentement maa ngi def émission bi tey le 12 avril 2012 muy nekk benn avantage si li nga xamante ne nii képp ku daan investir si dëkk bi la parce que déjà boobu peut-être dinañ jàngal nit ñi li tax ñuy investir nit di investir. boo gisee nag ma anticiper toujours li nga xamante ne ni gars yi defaguñu ko ma di ko wax depuis presque 2 mois c'est parce que exemple bi ñuy jël moom mooy exemple lu Japon. comme si Japon la ñuy jëlee exemple te yàlla dogal na ñun on a été là-bas jusqu'à 2009 2019 autant pour moi 13 ans 2006 2019 donc réalité yi am foofu moom la ñu bëgg a jël implanté ko ci monde bi ñëpp tey boo gisee da ngay gis ne exemple lu Japon la ñuy jël lu bëri donc c'est du vécu déjà ñun gis nañu ko te xam nañu la nga xamante ne ni moom mooy avantage yi ak inconvénients yu li nga xamante ne ni moom mooy lu ni mel. Avantage si les investisseurs ceux qui ont les moyens ñooñu avantage day nekk si ñoom mais inconvénient si ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk si société bi. comment nan bu fekkente ne ni am réew dañu kaa tabax ñu structuré ko comme ni ñu ko bëgg a defaree si Sénégal ba ku nekk xam jàng nga xam nga nekkatul loo xamante ne nii dañu la koy expliquer parce que yow di nga xam ne lii moo war si réew mi nii laa war a def sama alal fii laa ko war a dugal bu ma ko dugalee fii dinaa ko jot bu boobaa wee yow da ngay fay ay taxes loo liggéey rek da nga siy fay ay taxes su fekkente ne nii 10 000 francs nga dugal yow yaa moom 6 000 yi 4 000 yi gouvernement bi moom moo ko moom bu la arrangé nga doxale noonu donc c'est organisé. ki nga xamante ne nii nag moom mooy liggéey dëkk si kër googu noonu da lay fay impérativement bokkul ak ni nga xamante ne noonu la mel bu fekkee da nga organiser da nga dugal si li nga xamante ne nii moom mooy immobilier par exemple laa wax de si exemple boobu la ñu toll. bu boobaa da ngay jot sa xaalis à tout prix parce que kële dinañ ko teg si ligne boo xamante ne dafay liggéey di fay ko waaye moom tamit dafa fay ay taxes ñun ñëpp ñuy fay ay taxes. du amati li nga xamante ne ni moom la ñuy wax informel secteur informel bi daf fiy jóge carrément bu boobaawee dafa am ñëpp dañuy tënku formel moom moo fiy nekk bu ko defee ñëpp di fay ay taxes ku liggéey am mais la ngay am tamit tuuti mooy li nga xamante ne ni moom mooy ñëwaat si yow doo mën a am li nga xamante ne ni moom mooy ay revenu pour mën a def yeneen i projet donc bu boobaawee bay dunde rek moo fi nekk quoi da ngay vivre le jour mais li si des yëpp dafay dem si li nga xamante ne ni moom mooy nguur gi bu boobaawee loolu mu nekk avantage entrepreneur yi bu foofu parce que seen xaalis ñoom dina ko jot. ok moom mooy li ñuy préparer nii damay anticiper li ñuy préparer nii couvre-feu yeex xam nga état d'urgence beex confinement beex yëpp donc loolu laa anticiper nii quoi fi ñu jëmee d'ici 5 ans ou bien d'ici 10 ans je sais pas. mais fa lañ jëm ala kulli xaal loolu la ñu bëgg man xam naa ko te dinaa ñëw moo ñu yóbbu ci thème bi ñuy ñëw les révélations d'un mort depuis sa tombe donc bu ñu jógee fii dañuy dugg ci thème boo xamante ne nii les révélations d'un mort la depuis sa tombe benn niw boo xamante ne ni dafa dee ci Covid 19 ñu fekk ko ci ab bàmmeelam muy wax di ñu expliquer ce qui s'est passé exactement loolu lu yéeme la donc thème boobu noonu bu ko kenn tardé boo génnee fii rek.
moom moo siy topp incha allahu rabbi. léegi yow nga doon daw loolu nga xamante ne ni mooy problème boobu si Sénégal fi mu toll nii si 2020 bii nii nga gis ne problème bi boo investir si la sa mbokk nga daal di jënd investir si immobilier mu jël benn agence jox ko ñoom ñuy gérer buñ demee ñu dem nit ki léeg-léeg mu ñëw ne la am naa liggéeyu ma aw ma parce que société ba mu nekk réew ma mu nekk liggéey ba muy liggéey matewul pour muy jot xaalis chaque fois pour man di fay luyaasam nga foogoon ne da nga doon daw problème waaye yaa ngi dugg si beneen problème. donc du agent d'immobilier yëpp ñi investir si immobilier yëpp ñoom ñooy jot seen xaalis convenablement tout simplement parce que société bi di ñu ko tëggee nii moom la àddina bi xool xam ne Afrique fi mu nekk nii dafa nekk ci point boo xamante ne nii moom mooy li ñuy wax naa sànq baat bi informel ñu bëgg ko def si formel nag ñu téye ko nag tënk ko nag tëj ko nag dugal ko si ay ligne nag utal ku nekk li nga xamante ne ni moom mooy kiiw puce électronique boobu noonu daal di ko yeew dugal ko si foo xamante ne ni lu ñu ko def loo mu def loolu foofu lañ ñu jëmee muy avantage si ñeente ñële dinañ jot seen xaalis bu boobaawee mais ñële dinañu gaañu parce que ñële dañuy nekk si loo xamante ne ni dañuy liggéey pour réew mi boobaa réew mi day rafet tubaarkàlla macha allah day mel ni ay États-Unis day rafet tubaarkàlla mais boobu bu boobaawee nag mbirum capitalisme lay doon quoi capital affaire xaalis rek la ñuy sauve qui peut xam nga bu boobaawee suicide yi dafay bari xare yi dafay gën a bari mooy yàlla gi gën di bari musiba di gën di bari donc présentement nii boo gisee si fay ñëw rek di am nu muy waxi ñun muy mag bu am solo moo ko wax parce que yenn saa yi nit ñi dañuy jaaxle ci loo xamante ni jaaduwul jaru ko yenn saa yi ñu bëgg a yàq seen àdduna ci mbir yoo xamante ni yeggul foofu mu wax la ni la indama la tanjax fi amrin faalam anna allaha subhanahu yaalamu anna hada xayrun lak imma li annaka xayru mustaidin lahu aw li annaka lan taqdir ala taxamulihi al an nee na su fekkente ne da nga dugg ci benn mbir réussiroo ci maanaam nit mën na def examen wala di def benn concours def ko mu échoué mu bañ a réussir ak yeneen am projet boo nekkoon mu yàqu am mbir moo doon yóotu jotoo ci yooyu yëpp souvent ñun bu ñu dalee dañuy désolé bëgg a yàq suñu dund mel ni c'est la fin du monde alors que déedéet yeggul foofu mu ni su la loolu daree rek ci benn mbir xamal ni borom bi subhanahu wa taala di yàlla dafa xam ni loola maanaam ñàkk réussite googu ci mbir moom moo gën ci yow loolu suñu borom xam na ko moo tax mu doxale ko noonu mu laa leen waxoon naan alquran dana asa an takrahu shay'an wa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa sharrun lakum yenn saa yi mbir neex leen fekk gënul ci yéen gâteau empoisonné la yenn saa yi mbir naq leen fekk ni moo gën mu ni ndax lu tax mu wax la ni yàlla xam na ni looloo gën ci yow ndax xëy na benn bi yàlla xam na ni moment bi ngay koy bëgg a jote boobu pare woo yow physiquement moralement psychologiquement pare woo su la joxoon responsabilité yooyu ngay laaj concours boobu nga doon def wala am na loo doon ut mu échoué ci nee na jamono boobu xam na ni rek pare woo pour war a jël loolu su la ko joxee pare goo pour loolu day am problème benn wala mu ni borom bi xam ni loola ngay laaj moment boobu nga koy laaj attana goo ko aussi loolu dafa am solo lool gis nga yonent yàlla Yuusuf bi muy laaj responsabilité dafa ni mën naa ko yonent yàlla Moussa biñ koy laajee responsabilité dañ ni inna xayra man istajartal qawiyul amin am na compétence yi gis nga compétence dafa am solo mun yenn saa yi borom bi xam ni fii mu toll pare goo pour mën a jël loolu mu xañandi la loolu ngir jamono kon nag bu yàlla ñëwee ak mbiram neel xayra rek lu yàlla def moo gën lu muy bëgg a def moo gën ci yow jullit bi loolu boo ko gëmee sa dund day neex te da ngay noppalu kon yàlla na yàlla dimbali ba jàqale gi ñu nekkee mu teggil ñu ko. présentement nii boo gisee si li nga xamante ne nii moom mooy entreprendre
mënul réussir mu indi ay problème yu bare ci société bi parce que mbir mi dafa jaarul fi nga xamante ne ni foofu la war a jaar. nekkul Moussa moo ko fa jaaralewul wala Aïda moo ko fa jaaralewul wala Fatou moo ko fa jaaralewul wala Ngañ moo ko fa jaaralewul déedéet demewul noonu. dafa nekk ci système bi fi nga dëkkee fi nga cosaanoo fi nga fekke baax fi nga xamante ne ni moom mooy sa réew Sénégal tëgguñu ko ci jubluwaay boo xamante ne ni da ngay war a fay nga fay parce que dañ lay bëgg di fayloo te joxuñu la xaalis booy fayee. nga war di liggéey di dem di indi di des ci njaboot gi mais amuloo li ni mel te da nga war a fay war nga tëdd war nga lekk war nga naan war nga def loolu yëpp moo tax investir fii mu réussir mënut a baax. problème bi donc da ngay xam ne du ci nit ki nga ko jox mais ci système mu dëkk bi ni mu tudde moom moo waral loolu demee noonu. donc lan mooy li nga xamante ne ni moom la ñu war a jàppee ci wax ji loolu la ñu war a mën a comprendre ci wax ji moo nekk ni ñamu golo ci lex ba. bi ñu xalaatee ne ñamu golo ci lex ba mooy maanaam yow mi nga xamante ne ni yow yaay liggéey nga jël sa affaire di ko yoral sa bopp da ngay dem ba ci biir nga xam loo xamante ne ni waruloo ko woon a xam mooy sa diggante yow ak say employé. da ngay imaginer benn employé boo xamante ne dafa xëy rek gis la nga yow nga yor sa société moo xam ndax société gardiennage la moo xam ndax société de couture la moo xam ndax société d'alimentation générale la moo xam nga ñëw jox ko muy jël mbir ma di ko def ci boppam saa yi boo defee inventaire nga gis ne xaalis bi manqué na tout simplement parce que moom xamul ni nga def ba am loolu nga xamante ne ni moom nga indi lan la. nga ne lan da ngay def léegi li olof yi di wax naan ñamu golo sa lex be nga jël mbir ma yoral ko sa bopp. léegi boo ko yoree sa bopp nga say gis loo xamante ne ni peut-être xamuloo woon ne kële nga doon liggéeyloo parce que am na ñoo xamante ne ñu ngi ci bërëb yooyu ñu ngi liggéey normalement mais système mu liggéey bi moo doy waar. suul bukki suli bukki yi daf yëngal dugal fii joxe lii ne ma desal la lii xaaral parce que xaalis bi moom moo fi amul. léegi nag kooku la yoroon liggéey bi ne da nga yaakaar ne moom mu ngi lay liggéeyal ba pare di yàqal liggéey bi. léegi nag nga daal di jël mbir mi yoral ko sa bopp ne daal di siy xam nag ndekete lii moo waraloon lii ak lii ak lii ak lii ak lii demee nii. donc avantage yoral sa liggéey sa bopp bu demee ba nga xamante ne ni nit ñaa ngi ko yor muy yàqu loolu kese la. mooy bi maanaam yow di nga xam liy nekk ci dëggantaanu liggéey bi. am na ñoo xamante ne da nga leen di jox ñu koy jël di ko def seen bopp am na ñoo xamante ne da nga leen di jox ñu say jéem seen kem kàttan waaye yàlla mooy dogal mbir ma du am réussite comme ni nga xamante ne ni noonu nga ko bëggee. donc investissement ak li nga xamante ne ni moom mooy marché gré à gré yi mooy maanaam man ma am ay diplôme yoo xamante ne ni man maa war a tabax tali bi par exemple. ñu jël benn menuisier benn Ngañ Njaañ moom moo yor affaire mu dem ci menuisier bi jox ko tali bi te moom affaire tali la xam man tali laa xam mu jël Ngañ Njaañ mi nga xamante ne ni affaire menuiserie la xam man ma fayee ko 10 millions ci projet bi Ngañ Njaañ ne ko man soo ma joxee 5 millions dinaa ko tabax moom jox nañ ko 20 millions pour projet bi mu daal dee jël 10 millions yi tege ko ne le kële laaj ko 5 millions mu daal dee jël 5 millions jox kooku ba pare laajaat kooku 2 millions. mu jël tali bi def ci 1,5 million ci tali boo xamante ne ñu ngi ko waroon defaree à 20 millions imaginez ce que ça fait loolu mooy marché gré à gré mooy li nga xamante ne ni moom moo ñu dal fi nga xamante ne ni moom mooy ci àdduna bi partout dans le monde ce sont des choses yi nga xamante ne ni ça existe dafa am. donc bu am réew demee ba toll foofu bu ñu demee bay jànkoonte ak jafe-jafe yoo xamante ne ni jafe-jafe yu mel noonu la ci am réew. pour nga investir ci am réew da ngay xam point de départ bi da ngay commencer ci point A bi mooy maa ngi investir par exemple mais li may investir ni mu doon 0 la gën a yomb mu dem ba seey la gën a yomb ma yàqoox nit ñi duma amate nit ñi jàmm duma amate nit ñi salaam parce que li ñu bëgg duma ko nangu wax naa leen kicciri ak sikkari donc mbir boo ci nekkulee mënuloo ko xam. léegi lenn ci li nga xamante ne ni moom mooy sama conseil bi nga xamante ne ni moom laay jox tout investisseur il doit partir du point A mooy nga xam suuf bi ngay investir ban xeetu suuf la
su ma nee suuf bi ngay investir ban xeetu suuf la mun na nekk bu fekkee da nga investir si mbay su ma waxee suuf bi ngay investir ban xeetu suuf la mooy mun nga nekk si dëkk ba ngay investir ñan lañu seeni mentalité parce que dafa am loo xamante ne ni wej defaru ko mooy li leen tubaab bi jàngal mooy maanaam théorie waaye jàngaluñu pratique yow nga dem pratiquer si benn réew moo xam Amérique nga amee sa xaalis moo xam Japon nga ñëw andi ko fii Sénégal nga bëgg mu mel comme na mu ko amee si réewam Amérique wala Japon wala Corée wala Chine da ngay nax sa bopp sa xaalis dafay yàqu parce que ñi nga ñëw pour collaborer ak ñoom amuñu éthique ak déontologie amuñu technique amuñu li nga xamante ne ni moom mooy culture liggéey di nga xuloo ñoom di nga yàqante sa papa di nga yàqante sa maam di nga yàqante sa baay di nga yàqantoo ñëpp loolu moo dal kicciri ak sikkari donc employé bi ak ki nga xamante ne ni moom mooy l'investisseur le patron ils doivent se respecter ki lay liggéeyal ba sa liggéey bi ñoŋ bu weeru jotee nga fay ko xaalisam convenablement kii di ñëw nga koy fekk si buntu gardien bi bul ko xeeb parce que moom mooy gis patron bi te doo gis patron bi li muy am contact ak gardien ak patron bi yow doo ko am ak moom patron bi donc gardien yooyu noonu bu leen xeeb si buntu yi nga xamante ne ni fa la ñu nekk di fa daan seen doole kilifa ga ñuy gis ma ne garde corps bi li muy gis le président actuel yow doo ko gis ki nga xamante ne ni moom mooy ki nekk buntu TFM li muy gis Youssou Ndour yow doo ko gis ki nga xamante ne nii nag moom moo nekk si liggéey bële nga xamante ne ni liggéeyu gouvernance la li muy gis gouverneur yow doo ko gis donc yooyu yëpp dafay nekk ay mbir yoo xamante ne nii ay mbir yu jar di bàyyi xel la bu ko defee rek nga delluwaat si iman nga delluwaat si gëm yàlla nga delluwaat si science autocritique ak synthèse ngay def li nga xamante ne ni moom mooy contextualiser pour bu fekkente ne ni da ngaa bëgg a investir say sens dañoo mees parce que société bi tëgguñu ko particulièrement ci Sénégal pour muy doxe ci ñun ñëpp ñu xam ne dañoo war a xëy heure wàcc heure courant bi dafay coupé gasoil bi dafay manqué tali yi dafay xat dañuy ger dañuy def lépp bu fekkente ne nii nag da ngaa investir à grande échelle muy investissement bu mag boo xamante ne ay milliards nga ci war a def dëkk ba il faut que mu am ay tunnel ñu xotti ko comme niñ koy xottee nii donc li nga xamante ne ni moom mooy Covid-19 liggéeyam du lenn lu dul loolu gis nañu ne dëkk bi dañu war a investir ci dëkk bi kon il faut que ñu xotti yoon yi xotti tali yi defaraat nit ñi defaraat mentalité yi ba li nga xamante ne nii bëgg nañu ko ñu mën ko am moom moo waral lu ni mel xew présentement Sénégal ba fu ñuy jëm foofu la ba fu ñuy mujjee foofu la dama anticiper toujours rek comme ni ma leen koy wax. léegi nag bu boobaa dafa am fu inconvénients yi di nekk ak fi nga xamante ne nii foofu la avantage yi di nekk wax naa leen avantage yi wax naa leen inconvénients yi gën a garaaw mooy suicide dafay bari le capitaliste dominera sur les pauvres ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñii di liggéey di dem di ñëw xaalis bi dina am mais xaalis bi bu boobaa dafay féete boor. Je peux en parler wax naa leen ko parce que man j'ai fait 13 ans au Japon jusqu'en 2009 j'étais là-bas de 2006 en 2009 mooy système bi ñuy roy tey télé yi foo dégg ñu wax dañuy wax le système japonais donc pour qu'on se prépare à ça ñu xam la mooy investissement ñu xam boo investir si la nga war a investir présentement nii bul stressé wu sa àddina si li nga investiroon mu ngi yàqu tali yi tëj nañ ko bunte yi tëj nañ ko mais souffle relax parce que xaalis boobu noonu boo ko jotoon amaana ba nga dem fay si ay caga wala nga dem def si safaan ba dem si ay sëriñ liggéeylu si yàqu si faj si def si leneen su fekkente ne nii nag defoon si leneen lu baax mu la tax a jóg am na ñu mel noonu gëmal na yàlla li mu la dencal ëllëg moo ëpp fuuf li nga xamante ne nii ñàkk nga ko tey dama ne nangu jër na cëru bañ nit day contextualiser mooy maanaam nga xool anam bi ak fi mu toll yàlla kat ñaan naa ko mais li ma jox ni est-ce que bu ma ko joxoon dina gën si man loolu boo ko defee dafay oyof nit buy dund stress di dund ay jaxase yow nga nekk nit ku nga xamante ni ku tranquille la waaw parce que nag ut bu fekkonte ne woon ne mooy tax a am ñi doon ut ñëpp dinañu am donte man loolu laa gëm boo utee da ngay am mais nag su nekkee si circonstance yoo xamante ne ni yaa ngi ut mais la ngay ut sottiwul comme ni nga ko bëggee xamal ne loolu mooy lii gën si yow. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin bismillahi rahmani rahim allahu la ilaha wal hayyul hayyum la taaxuzu sinatun wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi l ard
man zal lazi yasfahu indahu illa bi izni yahlamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yuqituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasiya kursiyu samawati wal ard wala yauduhu ifzuhuma wa huwa al aliyyul azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. mbokk mi ñu ngi waxtaane les révélations Covid-19, les révélations d'un mort depuis sa tombe. Bismillah.